rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi di seetaan TFM rawatina nag émission wareef ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm di la massalu coono yi nga xam ne moo ne ci àdduna ni ñu koy waxee rek fekkee waral njàmbat moo tax lu tege sunu kaw rek ñu war koo nangu macha allah di nuyu sunu kilifa yi bu baax a baax jëkkale ci ki nga xam ne nag mooy sunu PCA macha allah di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér di ko massalu coono di nuyu mboolem directeur ci biir kër gi wéyale boobu nuyoo dem seeti ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi. mbooleem xalifa général bu nekk ci dëkk bi rek macha allah nu ngee sukk sa wet di la ziyaara di la masalu coono boole kook cofeel gudul jeex nuyu jàngo bi bu baax a baax ndax xam ngeen ne réew la koy defar faw mu doon jàppal ma jàpp bu nu waxee jàppal ma jàpp nag couche yëpp daf tey daa dee am solo macha allah ñu ngee nuyu kilifa yi bu baax a baax dugg ci hôpitaux yi masalu coono ñi nga xam ne ñooy maladie yàllaay tege nattu lu mu nam war na lu mu àggale daa jot yàlla na àggee ci ñoom ba ñu tane macha allah bu soobee yàlla dana ko def ñu ngi bàyyi xel itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci maison d'arrêt yi ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw natt du wees ku ne ci àdduna ku ne di nga ñam ci yi fi am mooy les hauts et les bas de la vie mu dal ñu fan yi gis ngeen ko ñu ñàkk sunu ay wayjur yu baax ci ñun ñu soppoon leen lool macha allah waaye nag yàlla moom bu dikkee macha allah dafay def lu ko neex dañuy daal dee wax alhamdulilahi rabil alamina nangu nañu li mu dogal yëpp waaye nag di leen ñaanal yàlla yal na yàlla yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe macha allah sunu njaal boobu ñu ngi koy teg ci loxo xalifa généraux yëpp rawatina nag sunu papa sunu xarit sunu soppe sëñ Babacar Sy Mansour di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér mook ay naataangoom macha allah di fàttaliku sunu papa Tafsir Sakho duñu ko fàtte macha allah maam Cheikh Tidiane Seck sunu soppe ba waaye itam sunu bàyyi bopp macha allah muy ki nga xam ne mooy El Hadj Papa Malick Sy féete woon ñu fu ne yàlla xam na ko ñu ngi ñaan yàlla na ko maamam yu baax yu tedd yu sell yooyu teeru ci kanamu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax mami bu ma dee wax rek damay ne man daal xam naa ne doom yi wét dama ciy bokk. wallaay ndeysaan ne wax dëgg yàlla moom dafay bàyyi boo xam ne. macha allah macha allah macha allah. ni ko ñëpp waxee rek. ah dañuy toftal suñu kàddu ci ñoom. wallaay ne man sama kër nee naa doom yëpp moo leen tudd. wallaay ndeysaan moo ma maye. wax dëgg yàlla taxaw woon ma taxaw bu am solo. kon bu demee dañuy sëngeem waaye dañuy nangu. dogal ndax moom wax dëgg yàlla tàggatee nañu noonu sax. wax dëgg yàlla te itam ku nangu fu mu dem la ku tàmmoon di waxtaan ak moom. kon ñu ngee jaale bu baax a baax xalifa général. di jaale ñoom soxna Fatimatu ñoom soxna Safiyatu sunu yaay Mam Baas. ak itam booti Seydi Hadji Malick Sy yëpp macha allah duñu liim mami ma lay wax bisimila di kontaan bu baax a baax di wax ndoy baan bisimila macha allah di wax Alaaji Samba Fall moom itam bisimila gis ngeen yàlla ay dogalam bit nañ fi mot na ay weeri weer waaye nu sant ko ba tey ànd ak lu mu mënti def ndax teewaat nañu fi ak bànneex bu dul jeex di wax bisimilahi rahmaani rahim jox la kàddu gi dëgg la Eva comme ni ma koy tàmm di waxee rek ku dul may sa bopp moom lu la sunu borom may nga jël kon dañuy wax alhamdulilah ala kulli haal door nañu daan dooreeti neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziar lim kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokku leeram taas ñu ci barkeem waaye toftal ci suñu soppe bi dem barki démb muy Pape Malick Sy wax dëgg yàllam di ku nu soppoon comme ni nu soppe woon maam Cheikh Tidiane Al Maktoum mu bersi ñu nag ñun xale yi yar nuñu tàmmoon tamit ay waxam man damay wax ci at barki démb ma ne ko jataayam ak Serigne Cheikh Tidiane par suba ba Serigne Moustapha toog man loolu daf ma daan jaral ma nelaw ci guddi gi yeewuwaat fajar gi pour toog xaar loolu noonu daf ma ko doon jaral wala ma toog 24 heures yëpp ndax wax dëgg yàlla am wax ju am solo wax ju fasaahu wax joo xamante ne ñëpp a ci daan jariñu kon daal si Malick dañu koy ñaanal rek yàlla na ko maamam yu baax ya teeru waaye noonu lañ koy ñaanalee sunu yaay Adja Dégène yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal Kamara Jibante boo yaa Adja yàgg fi loolu te wér waaye di ziyaar itam suñu yaay bopp yaay Astu Jara yaay Astu Seck maire Ndoy ñi ngi lay ziar yaay Issa Diop yaaba ñi ngi lay ziar yow itam ak bàjjan Awa Diop ak mbooleem yaay yëpp ndax ñoom it boobu ba nag ni ñi ngi ñuy nemmeeku di ñu xool di ñu seet di laaj fan ngeen toll du woon leen nag njàng moo gis am na àllarba teyit fi réew mi toll kenn ku ci nekk rek dangaa dellu woon ndax bu sikkim lakkandoo ku nekk da ngay boxam sa ba su bopp ñu demoon rek toogoon sàmm njaboot gi waaye terewul nag ñi ngi doon yëngu ca la ñu mën kenn ku ci nekk di sensibiliser kenn ku ci nekk di yëngatu di yëgal ña nga dëkkal naan leen moytu leen Ndoy nekk ca wet ga moom
moom itam dañ koy wax chapeau parce que nit ki bu defee lu rëy am lu rëy président Abdou Diouf a ko waxoon sëriñ bi Fall ñi ngi lay jox sa wàccu waaye ngir sama maam mi sant Fall. Ndoye Bane dañu lay wax ndokkale gis nañ ne léegi de dafa mel ni da ngaa intégré police nag moom wax ñu ngi ci tiis waaye àdduna dafa am ñaar yëpp fi ne naqar am na bànneex am na macha allah. ñu ngi lay wax bisimilah. jaajëf Eva ñu ngi lay ziar bu baax di ziar mameek sunu papa ji di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanu mu yàgg fi lool te wér ak sunu xalifa bu ca biir di sëñ Mansour Cissé di ziar ñëpp ñi nga xam ne ngi ci réew mi di leen sant leen gërëm di santaat yàlla bu baax a baax bi ñu yàlla mayee ñu teewaat fii ci télé bi fa seene def émission ndaxte comme niñ ko waxee rek doon nañ góorgóorlu di bay sunu waar ci réew mi te loolu moom moo ñu war bañ juddoo ba léegi ci loolu lañ ne sunu kilifa yi loolu lañ ñu sant sunu kilifa yi ñuy liggéeyaloo tamit loolu lañ ñu sant moo taxoon bi mbas mi duggee ñëpp dem toogi seen kër ñuy jéem a xool leneen lu ñu def moo waraloon ñu doon def tournée yooyu di ànd ak police ak gendarmerie di sensibiliser nit ñi ak ci li couvre-feu bi loolu tax ñu ciy remercier général Tine ak directeur police Ousmane Sy ak autorité yi ministre de l'intérieur autorité yëpp ak sunu kilifa yi kër gi nga xam ni ñoom it yombalal ñu lépp pour teg jox ñu ay moyens teg ñu ci yoon pour ñu dem liggéey tolof rek du ñàkk bi ñu demee am na ay tolof yu ñu daloon ci yoon wi waaye bi ñu tolof bi dalee sentir nañ ñu nii sunu kilifa yi ñu yebal liggéey taxaw nañ ñu kilifa yi réew mi tamit taxaw nañ ñu bu baax a baax seen i ñaan ak seen i lépp fekk si nañu ca fa nga xam ne fa leen nekkoon kon boog rëccuwuñu lenn ci liñ doon def tey jii suñu tegaatoon ci yoon yi rek ñu teg ko ci parce que ñun moom mission dañoo ñëw ci mission te nit Youssou damay faral di wax nit su nekkee ci réew day fexe am njariñ dañuy góorgóorlu rek pour jéem a am njariñ ci réew mi am njariñ ci bërëb bi ñuy liggéeyee kon boog ma leen di remercier bu baax a baax xam nga lan moo doy waar nekk ci tolof say njiit yi leen liggéeyloo nga leen di sentir ci sa wet loolu lu am solo waaw dafa neex te loolu ñu ngi leen ciy remercier may remercier tamit équipe bi ma àndaloon yëpp di leen masaw mon père ñu ngi lay ziar bu baax a baax nangu ziar bu baax inspecteur El Hadji Samba Fall nu ngi day wax bisimilah di kontaan lool ci sa teewaay bisimilah maa ngi leen di nuyu soxna Eva Fall di nuyu Adja Mami di nuyu inspecteur Bam Fall di nuyu nag délégué de quartier Sénégal yëpp ndax seen kàddu laay yu waxee moom laa fi toogee incha allah di yeesal suma njaal ci kilifa yi ngi fi limi léegi yëpp te ñu dëdduñu di ñaan sunu borom xare leen àjjana te yàlla tas ñu seen barke amiin yaa rabbi di kontaan aussi ci invitation bi ma ban def muy occasion xam ne dinañ ci mën a waxtaan tuuti ci wareefu délégué de quartier ci biir population bi kon maa ngi seen disposition di leen déglu macha allah Fall jërëjëf mu ngi ñaan yàlla may nu kendal ak jàmm gannaaw nag bu Pape Cheikh poussé sunu rakki bopp boobu ñun itam dañuy daal dee ñëw rek teew macha allah di waxtaanee wareef di continuer toujours yoonam ñuy waxtaanee rôlu délégué de quartier rôlu chef de quartier ba ñuy xaleel dee wax dëgg yàlla chef de quartier yi dañu marqué woon lool ci jamono yooyu waaye gis nañ ne jamono bii ñu toll bu ñu sàgganee sax suñuy doom du ñu xam kër chef de quartier bi fu mu féete itam jamono jaxasoo loolu mbokk yi am ay yëngu-yëngu yu bare yoo xam ne dafay xew ci suñu biir quartier yi ñun dañuy wax ani suñu ay chef de quartier ñu toll kon ci jamono boo xam ne faaw ñu revaloriser leen faaw ñu won leen ci kanamu askan wi bu ko defee ñu bëri xam lan mooy wareefu chef de quartier ki nuy seetaan mi ngi nuy seetaan waaye xam naa mi ngay posé wu question axankay soxna Eva man sax sama délégué de quartier fan la nekk ñu ngi fi wax dëgg yàlla état bi fal leen seen commune fal leen maire bi ànd ak ñoom ministère de l'intérieur loxoom daf cay nekk macha allah ñuy ay personnalité di ay notable di ñoo xam ne wax dëgg yàlla bu ñu dee tey saytu seen liggéey rek daañu gis ne ci ay wàll yu bare dañuy war a taxaw ci quartier bi ndax xam ngeen ne balaa quartier commune mooy am bu commune amee ba noppi ñu daal di def nag ay quartier ci biir quartier yi am na ay délégué de quartier te bu ñu nee nit délégué la wax dëgg yàlla dañu ko jiital ndax xam ne daf ko mate jiitaluñu kenn koo xam ne mateew ko ndax lu ne ci su loxo suñu borom lay jëkkee ba noppi ñu ngee kontaan bu baax a baax bi nga xamee ne Alaaji Samba Fall dafa war a yëkkati kaddu mu jëm mu lëkkalikoo ak yeneen délégué de quartier Ndoye Bane bismillah. jaajëf merci beaucoup délégué de quartier comme ni nga ko waxee dafa doon lu am solo ci ab quartier. di nuyu tamit ci chef de village yi tamit ñoom it ay ci yooyu. délégué yi lañu bokk moo tax may njëkk a laaj ki nga xam ne moo di président bi ban décret moo sos li nga xam ne moo di délégué de quartier.
décret délégué de quartier c'est le 86 761 du 30 juin 1986. moo institué délégué de quartier. En même temps aussi moo créé les quartiers les communes en quartier. mooy décret boobu. alors décret boobu nag dafa am article 4 ak article 8. article 4 daf ni le délégué de quartier c'est le représentant de l'État maanaam sur le plan administratif. moo toogal état ci quartier bi. bu ne bu ci article 8 bi nag. mu def ko l'auxiliaire du maire. donc dafa tëddee njaaxaanaay dafa nekk ci diggante ñaari autorité. dëgg la autorité administrative ak autorité municipale. alors il incarne l'État sur le plan administratif mais en même temps sur le plan municipal il est l'auxiliaire du maire. loolu la décret bi. mais à part garder ay xale ak defar ay certificat de domicile ban leneen lan mooy nekk seen mission. xam nga mission boobu la ñu bari xam. garder xale certificat de domicile laa soxla ñu la demal kër chef de quartier. xale bu réer na ñun yóbbu kër chef de quartier. ñu si bari mission wala convocation jóge police jóge gendarmerie wala jóge tribunal ñu demal si jox chef de quartier bi. dëgg la pratiquement lu ñu bari loolu lay xam ci mission de alors que mission de quartier ëpp na loolu. ëpp na loolu parce que boo dee xool en matière de collecte de renseignement sécuritaire. ak renseignement sur l'état civil. dafa bokk ci mission délégué de quartier. parce que am na yu bari yoo xam ne état bu ko bëggee xam yow délégué de quartier yaa war a accompagner état ci yenn information yi. parce que ump leen fi temps yi passé problème terrorisme bi mu fi jógee ci réew mi. dañu mobiliser délégué de quartier sensibiliser ñun na ngeen fexe ba képp kuy étranger moo xam dafa loué moo xam dafa transiter ci sa quartier. fexe leen ba ngeen jox ñu renseignement ñu xam kan la ak lu kañ la fi ñëw ak fu mu dëkk parce que boobu temps terrorisme bi commencé na dugg ci sous-région bi. campagne de vaccination bu amee dañ naan délégué de quartier jóg leen ngeen participer ci campagne bi bu dee inscription am na sur les listes électorales. yéen a sensibiliser population yi pour ñu dem vers les listes même élection bu amee dañ leen di sensibiliser pour ñu dem retirer seen carte pour aller au vote. da ngay bokk ci campagne boo xam ni dañuy def recensement des populations suñu bëggee xam dañuy xayma population bi naata la dañuy ñëw ci délégué de quartier mu lay accompagner parce que am nit ñi dañu am susceptibilité. bu ñu gisee ni ko dugg seen kër di leen laajte ay naan la yaay kan ak ñaata doom nga am ñaata dañuy xaw a méfiant. dëgg la du yéen a joxe liste bi. ci laa si ñëw voilà. loolu nag bu fekkente ne accompagner nga un délégué de quartier boo xam ni il est connu dans le quartier xam nañ ko. day rassurer day dalal xelu population bi bu ñu xam ni kon kii li muy dox du loo xam ni lu ñu. lu tey xel la lu tey xel la voilà. moo tax campagne de sensibilisation bu amee ci recensement population dañ ciy ànd bu fekkente ne aussi na am na ay jàngoro yu mel ne comme lii xew ni jamono ji délégué de quartier dañuy nekk en première ligne aussi ndax ñoom aussi ci campagne de sensibilisation. yi nga xam ni moom le ministère de la santé daf dans son protocole sanitaire ñun dañu bokk ci ñi nga xam ne ñooy ànd ak les relais communautaires pour tasaare xabaar bi gën a sensibiliser population bi ci loolu. bi ci des aussi mooy bu fekkente ni tey jii am na loo xam ni muy le côté bi ñu naan médiateur social. médiateur social mooy quand il y a des conflits entre voisins. ou bien des conflits entre locataires et propriétaires yooyu c'est des choses yoo xam ni le délégué daf koy. régler de façon quotidienne mais li mu la wax moo rek li ñu gën a fës li ñu gën a gis rek mooy bind certificat de domicile bi ak xale bu rëy ñu la yóbbu ko mais am na yeneen multitude de fonctions yoo xam ni. délégué de quartier mi ngi def ci biir quartier am te xëy na ñu bari xamuñu ko. suñu doxalee bu ci kanam dina la expliquer ci biir texte yi ay articles yoo xam ni loi daf ko conférer délégué de quartier. mooy attribution yi. pour wan leen délégué de quartier am na cër bu ko yoon may. bon soit population bi xamuñu ko même am na sax parmi nu ñu koy exercer aussi ta maîtriser wuñ ko. parce que bu fekkee da nga dem dans le code de la famille. te article 33. daf ni la loi fait obligation. obligation la wax. au délégué de quartier. de faire des déclarations de naissance ou de décès survenus dans son quartier dans les 15 jours qui suivent maanaam ci quartier bu ci amee ku ci judd wala ku ci génn àddina. yow dafa obligé chef de quartier pour mu def déclaration à la mairie dans les 15 jours pour wane ni diw. génn àddina son quartier wala diw judd na son quartier. mu ne en cas de parents en cas de carence des parents
de l'enfant ou du défunt maanaam bu fekkee ne ni ay waajur yu sàggan lañu. ba duñu déclarer seen doom wala lu mel noonu génn àdduna ñu ko def chef de quartier bi la yoon obligé pour mu def loolu. am na sax amende bu mu ci teg bu fekkente ni moom délégué bi deful boobu liggéeyam. waaw mais loolu. médiateur social dina bàyyi tuuti ci kanam ma bàyyi la ak Ndoye Bane. médiateur social la régulateur social la. gis nañ ne nag jamono yu ñu nekk itam dana am yëngu-yëngu yoo xam ne day jóge ci loxo xale yi def ko lan moo ci rôle lu délégué de quartier bi. xam nga c'est une mission très ingrate. est-ce que. délégué de quartier dafa ingrate parce que. ñi ngay signaler ak ñi ngay dénoncer mooy ñi nga xam ne ñoo la fal ndax quartier bi population bi la fal ba pare si seen biir ngay dénoncer ak di signaler ah oui parce que seen liggéey bi boo koy laaj. waaw parce que dootoo xool ne ñii kat ñoo ma jàppale wala ñii ñoo ma faloon mais à partir du moment que ñoom tamit dañoo wàcc yoon yow sa devoir mooy nga signaler à la police ni ko ñii wala kër sàngam gi lii ak lii ba fi xew. donc mu nekk une mission très ingrate soo ciy xool nag ay dëkkandoo lañu wala li ak laa dootoo def sa liggéey. quartier bi yàqu. dootoo def sa liggéey te quartier bi dina yàqu. alors donc moo tax ma ne c'est une mission qui est très ingrate mais il faut toujours savoir concilier moo tax foofu nag la rôle médiation bi amee solo. parce que délégué de quartier ñi ñu koy tànnee boo gisee ñaare ñi koy exercer c'est des personnes de troisième âge pour la plupart. parce que dañuy am une sagesse boo xam ni. ak un vécu boo xam ni dinañu mën a transcender yenn problème yi. ndax boo nekkee ci activité di liggéey ci service ba daf ci 30 ans 40 ans ba retraité ñëw ñu fal la chef de quartier. am nga benn expérience ak benn sagesse boo xam ni problème bu ñëw di nga xam noo koy maîtriser ak noo koy résoudre ba nga xam ni du ëpp. daana sax police mën na ci bañ am yoon. ndax ci yu bare da nga koy maîtriser. gérer ko am et puis dañ lay jox cër parce que ci sa. comportement ak sa attitude bi ngay booyee statut bi moo tax ñaare boo ñaanee njëkk dañ la koy may. alors donc li nga expliqué rek ci par rapport ak yëngu-yëngu yu xam xale yi lu xaw a métti la. dëgg la parce que actuellement boo ko dee xool. dama soo jéggale chef de quartier. dëgg la l'autorité ci boppam moom la nit ñi respecté autorité. autorité ci boppam lañ jox suuf cër. soo commencé ca kaw a kaw. parce que président jëm suuf. wallaay boo dégg yi ñuy wax ak yi ñuy wax ci réseau yi ak li ñuy bind. da nga naan finalement. ana yar donc yow xëy na chance bi ngay am mooy dañ lay xoolee sa bëtu maam la wala suñu moromu bàyyi la peut-être cër boobu la ñu xool ci yow waaye duñu xool li ngay incarné maanaam grade beeg yi dodeet bu dee loolu rek ministre député la gën a fort ministre la gën a fort président la gën a fort te des fois da ngay dégg ñu leen di wax yoo xam ni vraiment c'est la société. moo tax Ndoye xam naa ne jël délégué de quartier bu weesee ne état bi commune am désigné na ko faaw ñi nga xam ne ñoom nga dëkkal itam ñu wekk la ba noppi loolu la. soxna Linguère. wallaay mi ngi wax maa ngi koy déglu tey joxaat cër tey sargal mboolem délégué de quartier yi nga xamante ne xam nañ ñoom ñooy ñan. délégué de quartier yi nga xam ne xam nañ li tax ñu fal leen. délégué de quartier yi nga xamante ne matoo nañ li ñu doon. waaye daf cee am ay comme ni mu amee ci. animation ni mu amee feneen ay délégué de quartier yoo xamante ne ñoom ñoo yàq seen métier. ay délégué de quartier yoo xamante ne matuñu la ñu leen fale. ay délégué de quartier yoo xamante ne lii nga fi lim nii. ñoom est-ce que xam nañ ko. est-ce que ñoom jël nañ temps pour jéem a xam ñoom lu tax ñu teg leen fa. ndax métier mu ci mën di doon. rawatina ci nag ci yenn métier yi xam nga dañu ne ñeme sa doole. yéwén sa alal. am na métier yoo xam ne mën nga cee leble mën nga cee fay bor. mais métier mu mel ne métier chef de quartier doo ci leble doo ci fayeeku bor te daf ci am ñoo xam ne dañ ciy leble di ci fay bor di ci tooñ di ci fayu te jaaduwul. am na ci chef de quartier yoo xamante ne nii la Lamaraana waxoon jabaru duppute doomu duppute booyu duppute sax duppute xale bu góor bi naan si attaay ci biir kër gi sax chef de quartier la parfois parce que da ngay ñëw ci kër gi di ut si domicile fekk nga ko moom xëy na ca ñetti fajar ndax am na juróom-ñeent fukki liggéey. nga ñëw fekk madame mooy gérer kër gi ak xale yi. madame nag boo ko laajee email am très metti.com la lay bindal ndax day metti ba gàddu metti toog moom. yor njabootam goo xamante ne xale yu góor yi dañuy football wala ñu waxtaani xale yu jigéen yi dañoo toll ci jaay disket snap ba la ñu tal nga dugg si ci kër gi di wut domicile tey nga dee. dinañ la xaarloo 30 minutes te xamuñ jën yitte nga bàyyi
mën nañ la sax bañ a jox chaise nga toog mën nañ la sax bañ a may ndox nga naan mën nañ la sax bañ a dalal nga taxaw ba énervé yàlla boo génne 1000 francs jox leen ñun la demal wuti weccet ci li nga leen war a jox ci pièce boobu parfois ñu jox la kayit goo xamante ne yow kayit gi day tilim ba yow booy dem di uti résidence da nga koy rusa yóbbu ndax kayit ga xale ya foowee nañ ko ballee nañ ko nañ la ko joxee xamuñu ko fu leen neex lañ koy sànni tellement que yow da ngay dem ba mu jig yow mi koy uti sax demati uteeti domicile dara dootu la ko jaral ki nga xamante ne moom moo war a nga am problème ci quartier bi dem mu régler la ba police chef de quartier bu xamee liggéeyam dëggantaan police dina yéex a jot ci yenn histoire yi su police xamee li mu war a def dëggantaan tribunal dina noppee fees ni mu war a feesee mais ak ban chef de quartier ba tey ndax chef de quartier bi nga xamante ne bu wëyaa yooyu amee ci koñ bi waa këram ñoo tooñ chef de quartier bi nga xam ne bu digg bëccëgee bu nit ñi nelaw waa këram ñoo yore bal yi di ko dóor ci fenêtre jàmbur yi ñooy toj vitre jàmbur yi ñooy sotti ndox mi ci mbedd mi desatu terrain bu des ca mbedd ma ngay kallal nu mu ko yokkee ci këram boobu chef de quartier képp ku dugg ci koñ bi koo xamante ne yaay tànqal waa koñ bi moo leen fa indi man mos naa gis chef de quartier boo xam ne ab tàppkat la luyee pàkk bu kenn moomul tàppkatu cuub nga luye ko pàkk bu nekk ci biir quartier bu ay nit dëkk yow chef de quartier bi beneen bi ci topp mooy may teel a alerter nit ñi nga xamante ne ñi ngi jël convocation di dem di ko yóbbul seen bopp amu fit ne koy sang gaynde convocation kër chef de quartier la ñu ko xamee lépp ci ñàkk xam rôle lu chef de quartier bi lan lay joué ci koñ bi tax yow nit ki yaa ngi am ak moom problème ba dem porter ji ko plainte ñu jox la convocation man soo ma porter jee plainte ba war maa yóbbu police boo ma indilee convocation sama kër dama lay tiga dege ba koo romb mu mburaake su ko defee yow booy dellu si da nga indi ñaari convocation si dëgg la xam nga lu tax da nga def violation de domicile ndax yow ñëw nga tooñ ma am nañu problème maag yow ak problème bu mu mën di doon ñëw nga dugg sama kër ànd ak ay nit pour ñëw indil ma convocation lu la fa fekk yaa ma tooñ demal kër chef de quartier nga jox ko chef de quartier mais chef de quartier aussi bu ñu ko joxee na ko yóbbu ak worma jarul nag nga nekk ci koñ bi di direeku koo romb ne ko diw dee joteeg diw ñu porté ko plainte moom laa yóbbul convocation ba gis nga seen métier mii mook suñu métier mais yam li ci jar a raxas ta jar koo sang mën nañ koo waxtaanee weer. macha allah élage bi ma ñëw ci Ndoye Bane bi moo wax maa ngi wax ne moo tax hiérarchie du fi jóg ndax ñëpp xam nañ ni chef de quartier bi balaa moom sax il est entouré de sages te léeg-léeg da nga àgg ci sage boobu di nga épargner sax c'est chef de quartier bi bu dee quartier bi constitué nañ ko nanu ko na mu gënee. effectivement effectivement moo tax moo ñëw di ko laaj. merci mami ak li mami expliqué yëpp. ban âge ngay am pour mën a nekk chef de quartier beneen bi ma lay laaj tamit certificat de domicile bi nga xam ni am na ci chef de quartier yu ciy fayeeku 200 am na ci ciy fayeeku 300 am na ñu ciy fayeeku ba 500 am na ci ñoo xam ne duñu fayeeku dara donc xaalis boobu nga xam ne mooy dugg ci keesu chef de quartier bi xaalis boobu lan lay jariñ après ak âge bi ci boppam parce que maa ngi fort ci yooyu bay il faut nga am 35 ans jëm kaw naka la demee loolu loolu mooy ci texte bi pour nga nekk chef de quartier il faut d'abord de nationalité sénégalaise âgé de plus de au moins 35 ans jouir de tous ses droits civiques ba noppi nag être apte être de bonne moralité d'abord et être apte physiquement à accomplir la mission. chef de quartier yi apte bareetul de. moom la loolu la texte yi wax. mais dans la pratique effectivement comme li Adja mën wax. am na xam nga métier boo gis am na ñu doxal ak ñoo xam ne dañuy jaar à côté. mais li mu déploré nii ñun sax dañ koy déploré suñu biir. effectivement ça gis am na ñoo xam ne il faut même pas nier l'évidence. li nga expliqué ci affaire certificat de domicile aussi. ñuy 200 ñuy 300 ñuy 500 am na sax ils le font gratuitement. am na am pagaille mais li ci gën a am solo. en tout cas li ci ëpp bokk ci ñi ma xam. ñu verse 200 francs. 200 francs bon on l'appelle timbre mais du timbre parce que timbre da nga koy jënd collecte kii bi. mais da ngay calculer ni. papier bi impression bi ak tirage bi. da nga koy fayal tamit. parce que da ngay jënd kii. papier. da nga yóbbu ko ci ba ngoog traitement texte wala ñu tiré la ko yooyu da nga koy fay. alors loolu rek lay am ñoo xam sax dañ koy dajalee ba mu mat dara ñu jëndeewaat ko encore les mêmes articles dugalaat ko encore ci biir quartier bi. chef de quartier am na ay dépenses yu muy def yoo xam ni suñ la ko waxoon. da nga naan ñu fu ñuy jëlee lii. te ñaare c'est des ay nit ñu retraité la ñuy doon d'abord. ils n'ont que leur pension.
mais ku ci jaaxle ci koñ bi problème mu courant wala problème mu nangam danaa la yóbbal ci kër chef de quartier bi. alors tu es obligé wu ak indemnité yi nga xam ni c'est très dérisoire moom ngay am. tu es obligé wu nga jël ci sa poche dimbale ko kooku ndax lan bañ tas yaakaaram. ku génn àdduna ci koñ ba wala looy dem doo fa dem ak loxo neen. mooy xam da ngay jaale ji moo xam da ngay ndokkeel. alors donc yooyu yëpp di ay charge yoo xam dafa tegu ci kaw. délégué de quartier te amuñu ressource. en dehors de indemnité bi nga xam ne moom la li mairie bi jox. état bi nga xam ni c'est l'état central. moom ngay toogal ci quartier bi. l'état ne participe pas. mais ban rapport la kon délégué de quartier bi am ak mairie bi. c'est-à-dire rapport yi ñu am ak maire yi comme ni ñu sànq nee naa la auxiliaire lañ du maire. c'est-à-dire rapport yi ñu am des fois c'est am nañu nag des fois ay ñagas entre délégués yi ak maire yi. parce que lii soxna si wax léegi. daf ci am délégué de quartier yoo xam ni ñu leen tànnee mooy tax du ñu mën a am respectabilité ci seen population. parce que population bu ñu la xoolee ba ñu doy leen ñu tànnal la jiital la di nga am neneen nooy comporté woon. mais bu fekkee dañu xëy sampal la imposer la population bi doo am respect bi nga xam ne moom nga war a am te doo mën a exercer aussi pleinement sa autorité ci population parce que reconnaître lu ñu la dañ leen ko boox loolu nañ tendance boobu mi conseil changé léegi parce que nit ñi léegi dañu am culture citoyenne boo xam ni kenn dootu leen tànnal seen njiit. Très bien. léegi nit ñi léegi ki leen di jiite ñoo koy tànn comme ni ñuy fale président fale ko député fale ko maire noonu la ñuy fale aussi délégué de quartier. dafa mel ni li nga wax nag da nga cee jërëjëf Fall li nga wax da nga cee fegoog sa beneen natango muy monsieur Cheikh Bamba Dièye ndar bi doomu ndar bi nanu déglu ba xam moom itam lan la wax ndar de boo fa demaan da ngay gis kër chef de quartier da nga daan seen ay drapeau ajaratu Ami Fall wax na ma loolu dinañ ci dikk léegi ndax ci ndakaaru gii man seenaguma drapeau sunu kër chef de quartier te noo delloo si cosaan très bien Cheikh Bamba bismillah am na bu njëkk délégué de quartier ab maire mooy seet rek ay militant am ku ko neex rek mu samp la ca quartier te loolu bokkul ak démocratie locale bokkul ak initiative ou participation maanaam bokkoo ak may ku nekk cër ci li mu dëkk mu yëkk looloo tax ma njëkk def innovation ni man dootuma nomeeti délégué de quartier damay bàyyi waa gox bi ñu dajaloo xool ci seen biir ma may nit ña ca biir gox ba ku nekk ku bëgg a def acte de candidature nga def acte de candidature bind sa lettre de motivation wax lu tax yow ñu war la def délégué de quartier bu ko defee bu dossier yooyee ñëpp ñëwee ñu arbitré ko ba pare wut li nga xamee ni mooy service de police ak de renseignement yi ñu solliciter leen pour ñu wan ñu lenn loo xamee ni nit ñi dañ koy nëbb te mu doon loo xamee ni mën na gàllankoor liggéeyu délégué de quartier bi ñu defee enquête yooyu yëpp ñu classé leen en fonction dossier bi en fonction taxawaay bi ñu am ci biir quartier yi ak yéene yeeg mat gi ci yooyu ci la ñuy génne short list boo xamee ni dañuy seet ka ca gën ak nga xamee moom la ñu jàpp ni moo gën ca gox ba ñu namee ko délégué de quartier ndax délégué de quartier dafa am solo bu matee moo war a doon premier service de police ci biir quartier bi moo war a doon aussi premier tribunal bi ndax bu jafe-jafe amee bu àddoo nit ñi dinañ ko déglu bu dee nit ku am maanaa nit ku taxaw sa na nga xam ne moom la ñu jàpp ne noonu la war a taxawee dina mën a fay ay yu bare ba kenn du soxla dem police bay yegg tribunal kenn du soxla génn ci biir quartier ba te dara du ñaaw ndax quartier yi traditionnellement ay mbokk rek la ñuy doon et loolu moo doon principe bi nga xamee ni moom laa doon doxale man niñ daawoon di defee délégué de quartier yi te boobee ba léegi nekk ak naag ñoom bu jóge fa mosuma am benn xarma yàlla ak ñoom parce que dama saytu bu baax seeni mbir avant ma leen di nommer def concours bu wér boo xamee ni ay techniciens yu neutre yu amul benn parparloo ñoo seet ñu ràññee ci ña ngi jàpp ni ñoo ci tane ca quartier ya ci mission bi ñu leen di dénk ñu dénk leen ko et ça c'est extrêmement important surtout jëm ci li nga xamee ni mooy approfondissement wu démocratie locale ndax bu ñu ne territorialisation des politiques publiques du jaagee ni rek na jógee ca état ba wàcc ci biir commune bi mais commune bi ci boppam dafa war a nangu xajjale cër yi yenn saa yi di ko maye di ko joxe te ci lawal googu Ndar bu njëkk délégué de quartier ab maire mooy seet rek ay militant am ku ko neex rek mu samp la ca quartier
te loolu bokkul ak démocratie locale bokkul ak initiative ou participation maanaam bokkoo ak may ku nekk cër ci li mu dëkk mu yëkk looloo tax ma njëkk def innovation ni man dootuma nomeeti délégué de quartier damay bàyyi waa gox bi ñu dajaloo xool ci seen biir ma may nit ñi ca biir gox ba ku nekk ku bëgg a def acte de candidature nga def acte de candidature bind sa lettre de motivation wax lu tax yow ñu war la def délégué de quartier bu ko defee bu dossier yooyee ñëpp ñëwee ñu arbitré ko ba pare wut li nga xamee ni mooy service de police ak de renseignement yi ñu solliciter leen pour ñu wan ñu lenn loo xamee ni nit ñi dañ koy nëbb te mu doon loo xamee ni mën na gàllankoor liggéeyu délégué de quartier bi ñu defee enquête yooyu yëpp ñu classé leen en fonction dossier bi en fonction taxawaay bi ñu am ci biir quartier yi ak yéene yeeg mat gi ci yooyu ci la ñuy génne short list boo xamee ni dañuy seet ka ca gën ak nga xamee moom la ñu jàpp ni moo gën ca gox ba ñu nommé ko délégué de quartier ndax délégué de quartier dafa am solo bu matee moo war a doon premier service de police ci biir quartier bi moo war a doon aussi premier tribunal bi ndax bu jafe-jafe amee bu àddoo nit ñi dinañ ko déglu bu dee nit ku am maanaa nit ku taxaw sa na nga xam ne moom la ñu jàpp ne noonu la war a taxawee dina mën a fay ay yu bare ba kenn du soxla dem police bay yegg tribunal kenn du soxla génn ci biir quartier ba te dara du ñaaw ndax quartier yi traditionnellement ay mbokk rek la ñuy doon et loolu moo doon principe bi nga xamee ni moom laa doon doxale man niñ daawoon di defee délégué de quartier yi te boobee ba léegi nekk ak naag ñoom bu jóge fa mosuma am benn xarma yàlla ak ñoom parce que dama saytu bu baax seeni mbir avant ma leen di nommer def concours bu wér boo xamee ni ay techniciens yu neutre yu amul benn parparloo ñoo seet ñu ràññee ci ña ngi jàpp ni ñoo ci tane ca quartier ya ci mission bi ñu leen di dénk ñu dénk leen ko et ça c'est extrêmement important surtout jëm ci li nga xamee ni mooy approfondissement wu démocratie locale ndax bu ñu ne territorialisation des politiques publiques du jaagee ni rek na jógee ca état ba wàcc ci biir commune bi mais commune bi ci boppam dafa war a nangu xajjale cër yi yenn saa yi di ko mayee di ko joxe te ci lawal googu Ndar jiitu na ci commune yu bare ndax conseil de quartier yi fii la jiitoo modèle bi ñuy nommé délégué de quartier yi fii la jëkke et puis aussi boole kaak GIE setom yeeg système de participation bi nga xamee ni amoon na solo lool si jamono yi ñu fi nekkee nga xamee ni loolu Ndar ràññee ko woon na ci bu baax. macha allah doomi Ndar bi ñu ngi koy nuyu Dieye mu yendoog jàmm. Miya Ndour ñoo ko gisandoo mami Linguère Ndoye Bane. El Hadj Sall gis ngeen ko li mu wax mu mel ni dafa ñëw toftol kàddoom ci sa bos. ndax koo xam ne dafa war a nekk président d'honneur koo xam ne dafa war a représenter administration koo xam ne dafa war a nekk médiateur régulateur social faw mu doon ko am maanaa nag dafa wuteeg maanaa bi ñu teg bu ñu foog tey maanaa faw nga sol mbubb mu rafet maanaa dafay jëkk ci kàddu nga yëkkati sa kàddu xol yëpp sedd man nee naa loolu bu ndee wax nit ku am maanaa rek mënees na noo jafandu ci loolu ba noppi koo xam ne bu dikkee bu ne kii dikk ñépp wuy su ko kooku nit ku am maanaa la tabarakallah macha allah sunu xel dafay demati ci sunu baay Papa Malick Sy yal na yàlla yóbbu ko aljana koo xam ne bu teewaan xol yëpp ay sedd loolu rek la ñu soxla doyen bismillah. waaw lii maire Bamba Dièye wax dafa dëppoo ak sama kàddu. bu baax. effectivement ni mu wax noonu la moo war a am. délégué de quartier kenn dootu ko tànn ndax maamum ñoo bokk parti. dëgg la ma teg mu toogal ma fa sama ci koñ ba déedéet mais léegi dañuy bàyyi liberté aux populations. tout à fait le choix te li ñuy tànn délégué de quartier du ci juddu du ci xam-xam. est-ce que du ci alal nga ci jikkoo. macha allah. sa jikkoon la ñuy xool nga doy leen ñu jiital la ndax di nga nekk ci quartier boo xam ne ñu la ëpp alal nga fa te muy dëgg bu dee njàng am na ñu la ko ëppalee te muy dëgg te yaay chef de quartier wallaay donc li tax ñu choisir la du leneen lu dul sa jikko la ñu xool la ñu naw donc vertu yooyu ngay incarner moom nga war aussi di doxal dans ta mission gis nga dans le code de procédure civile dans son article 21 foofu boo fa demee daanaka da nga naan loi dafa jox doole délégué de quartier boo xam ni tax da nga naan jéggi na dayoo. ndax daf ni en ce qui concerne la famille
le mariage, les testaments, les donations, les successions, le délégué de quartier peut concilier les parties en litige. Et l'accord qui en découle sera constaté par le président du tribunal départemental. Cela veut dire quoi? Que la parole du délégué de quartier fait foi devant la loi. Maanaam ci diggante sëy wala ndono wala jokkalante ndono lu mu mënti doon. chef de quartier bu ko teewee. ba ñu wax ba tënk ga. wax yooyu ñu tënk. su demee tribunal président tribunal défendre da koy wéyale. macha allah foofu xam nga jikko nit ki dafay am solo. day wane ni kon. maandu lay doon. ku am moralité lay doon nga xam ne wóor na ni kii li mu d'accord ba ñu tënk ko. wallaay. kenn du ci jëndi daal macha allah yëngul ci benn. Ndoye Bane waxal téléspectateur bi. salaamaaleykum allo. allo allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw man la Ousmane Wade délégué de quartier cité Sëñ Mansour Sy di ko tax 3. bisimilah. nga yokk kàddu gi rek nga yokk baat waaw kañ bisimilah. ma faal di toog sama promotionnaire la école primaire Saint-Louis xam naa ne fàtte na ma. déggu na bu baax sax. promotionnaire am bi école Saint-Louis. moom Alaaji Samba Fall mi promotionnaire am mooy woote. waaw. camarade de promotion waaw kañ. waaw léegi dama bëgg am lu ma si tàgg. mooy nit ñi comprendre ñu le rôle du délégué de quartier. yow doo xam xew. soxna Mia bu nu ko mënee dégg bu baax. waaw wala ngay dem ci tribunal wala police da nga war ñëw ci délégué de quartier ndax délégué de quartier bu ne am na commission de charge moo xam ne ñoo war régler problème boobu waaw mais doo xëy rek indi la convocation ba pare su la indee convocation bu ñu defee explication foofu mën su ko defee dañ naan bàyyi ñu jóg rek nga dem police nga waxtaan ak ñoom ay lu ngeen d'accord comme problème yi am te warul egg foofu yooyu délégué de quartier moo ko war régler waaw et puis beneen mooy problème de nomination ñun suñu quartier ci ci est ci Sëñ Mansour Sy ñun élection lañu demee sur 197 maisons man j'ai eu 140. dem na. jotee bi ñu ko dalee def ba léegi commune yi ñu ngi seen jàmm ñun suñu maire loolu lay def waaw man dama remplacé un délégué de quartier décédé. On était en élection et ma gagné leen jeex na léegi nag même yeneen quartier sax ñun dañuy roy léegi waaw loolu am solo la waaw ndaxte nit ki doo ko imposé ñëw rek daal di teg kenn benn délégué de quartier ni délégué de quartier politique yooyu am na fii yooyu damay yooyu ça ne fait pas avancer le quartier waaw ça ne fait pas avancer le quartier waaw quartier bi dangay bàyyi choisir seen délégué de quartier nga xam ne kii la ñu fal mu mën waaw mu mën doxal waaw mais nga indi sa keneen teel ci wetam naan kii mooy délégué de quartier la def ko diviser de quartier AFD yooyu amul solo waaw yooyu day yàq waaw day yàq yooyu gis nañ ko fi waaw nañ bàyyi nit ñi choisir seen délégué de quartier dem urne isoloir. li mu wax nañ bàyyi nit ñi di choisir seen délégué de quartier loolu li mu bëgg a wax mooy délégué de quartier du lu ñuy doon. mën nga am nag doom joo xam ne wax dëgg yàlla dafa nekkoon sa wet la jàppale nga dem ba nekk mag mu lay jàppale nga jóge fi sa doom jooju ñu war a fal délégué de quartier bu taxaw laaj ci élection yi dem jongante ji gagné dafa jongante gagné papa ma ko nekkoon xëy na ndax ay at mu nekk ci wetu papaam ba dem ba xam liggéey bi ba lu ci bari sax xaal liggéey bi du ci bari parce que délégué de quartier yu bari am na ñoo xam seen doom yi ñooy def liggéey bi doom jooju su demee ba matali liggéey bi ñu dem ba paa bi wàccub liggéey yi wala mu dem ba mënatul élection am doom ja samp ndëndam gaje élection yi souvent da ngay dégg nit ñi naan waaw dañ koo sàccal papa ma ko fi teg or que demul noonu dañoo def voté mais li ma ko bëgg a laaj mooy amoon na benn conseil des ministres bu amoon le 30 octobre 2017 su ma juumul président waxoon na ni day changer statut délégué de quartier yi tudde leen les administrateurs de proximité mbir moom fan ngeen ci toll. Bon, c'était vous avez parfaitement raison de me rappeler ça parce que le 30 octobre 2017 en conseil des ministres le président jël boobu décision te xam nga conseil des ministres décision nation bi yëpp fa lañ koy jëlee bu dee loi bu ñu war yóbbu assemblée yëpp fa lañ ko nasee mu doogee dem assemblée leneen lu mu jëlee fa lañ koy jëlee alors bi mu jëlee décision ni léegi il a donné instruction au gouvernement
ñun nag dans le gouvernement ki nga xam ne mooy suñu interlocuteur mooy le ministre des collectivités territoriales. kooku moo yore mairie yi moo yore en même temps délégué de quartier yi. mooy Omar Gueye actuellement ma fa nekk nii. mais te jaa yooyu Yaya Abdoul moo fa nekkoon. c'était en 2017. mais bi après élection yi ci la Omar Gueye ñëw. alors mu demandé woon que à ce que mu élaborer un statut général des administrateurs de proximité avec tous les avantages et privilèges y afférents noonu la teg ci wax. demander à ce que aussi ñu la mise en place d'un conseil national des délégués de quartier loolu moom alhamdulilah am na. parce que depuis le 20 mars il y a une association nationale des délégués de quartier du Sénégal man maay président bi. ñu demander aussi à la régularisation de la situation administrative de tous les délégués de quartier qui ne disposent pas d'acte de nomination. ndax da ngay gis soxna si aj kuy exercer fonction délégué de quartier 10 ans ba 15 ans amul benn këyit doo am carte professionnelle amul benn acte de reconnaissance indemnité sax amuloo ko. cachet sax léeg-léeg. dara amuloo ko. drapeau ba boo demee ci Pikine nga xam ne y a 700 et quelques délégués de quartier. sur les 700 et quelques xëy na peut-être 300 ñoo ci am titularisation mais tout le reste amuñu te pourtant coono gi ak liggéey bi ngay daj yow mi am këyit ñoom moom la ñu dëkk seen quartier. alors loolu yëpp président demande à ce que ñu régulariser ko. mais defoon ngeen fi benn séminaire le 20 mars. le 20 mars boobu nag kooku c'est le haut conseil ma ci lay ñëw après. mais dama bëgg a vider d'abord ce qui est dans le contenu du communiqué. mu demande à ce que ñu régulariser situation bu pare demande aussi ñu réactualiser. toute la liste des délégués de quartier parce que daf ci am na diggante bi ñoo xam dañoo génn àddina si kenn remplacé wu leen. dëgg la mu nekk un poste vacant boo xam ni loolu nag liggéeyu mairie la parce que boo nekk quartier bu ne war nga am un délégué su génnee àddina immédiatement peut-être dans les 45 jours war nga organiser benn élection ñu am ko wuutu. baax yooyu yëpp président demandé woon ko ci communiqué bi defuñu ko ci la waxee sax mu ni il faut maintenant réfléchir pour seet aussi les chefs de village naka la leen di joxe ñoom it ay indemnité parce que ñoom ak délégué de quartier ñoo bokk benn mission la différence mooy ñun on exerce dans les zones urbaines ñoom ils exercent dans des zones rurales loolu mooy différence chef de quartier ak chef de village ñun ci àll kii bi la nekk zone rurale ñun ñu nekk ci zone urbaine mais boo dee xool attribution yi ak li ñu yoon rek benn la léegi li nga wax ci le kii boobu séminaire au conseil bi c'est le 20 mars moom la ko la présidente Aminata Mbengue Ndiaye organisé woon un séminaire woo ci tous les chefs de village ak les chefs de quartier parce que seen thème session ren bi le thème général c'était équité territoriale mu am deux sous-thèmes muy le statut du délégué de quartier et du chef de village alors ñooñu ñëpp bu ñuy dajee daf ni du ñu mën a def xam nga chaque année dañu un rapport annuel bu ñuy présenté au président de la République mu ne du ñu mën dem di wax ak ñoo xam ni nday mindi yi tooguñ ci boppam wax ma dégg donc les intéressés muy délégué de quartier yi ak chef de village yi nañu toog wax li nga xam ne mooy seen jàmbat ak li ñu bëgg ci seen fonction ñu def ko ci rapport bi bu ñu koy présenté président mu xam ni lii kat lii ak lii la ñuy jàmbat pour la revalorisation de leur fonction. lan ngeen di xaar ci rapport boobu. on attend les conclusions malheureusement le 20 mars la am. je crois le 21 le 22 mbas bi ñëw. alors pratiquement bloqué activité yëpp. mais rapport boobu am nañu yaakaar ni li ñu daan jàmbat ñun en tant que délégué de quartier comme y a une institution maintenant comme le haut conseil bu ko porté am nañu yaakaar ni dina am suite. mais indemnité yaa ngi koy wax mais jamono yi Ablaye Wade amuloon ay coow waxoon ay am na ñuy jot ay 50 000 ak. ñoom xam nga indemnité avant Ablaye Wade. waaw c'était 15 000 francs. 15 000 francs. moo délégué quartier ma sa fay. kon 50 000 francs yi moom 15 000 francs ma sa fay. 50 000 francs yi lan la woon. 50 000 francs yi c'est quand Pape Diop est maire de la ville. xam nga bu njëkk délégué de quartier nomination c'était le maire de la ville. acte 3 bi mu ñëwee. ci la chamboulement bi am mais bu njëkk maire de la ville kese mooy génnee arrêté nommé délégué de quartier mais boobu temps maire d'arrondissement yi amuñu boobu pouvoir mais acte 3 bi mu ñëwee nag. te la leen jox boobu cër am nañ boobu doole léegi ñoom ñu am pouvoir di nommer mais tangu Wade si le Pape Diop demande à ce que jógee 15 000 def ko 50 000 francs parce que il a vu que c'était très dérisoire. mais am na ñu koy jot ba léegi nii. am na ñu koy jot mais c'est pas tout le Sénégal au début c'était Dakar tout court le département de Dakar mais en 2016 par décret 325 du 8 mars 2016 si le président Macky dem tourné vers dans la région de Dakar département Pikine département Rufisque ak département Guédiawaye
daal di revendiquer ni ñoom ils sont dans la région de Dakar pourquoi Dakar kese di am indemnité te ñoom président ci la génne décret ba mu lay wax 325 du 8 mars 2000 daal nañu harmoniser toute la région de Dakar ñoom ñu yamandoo même taux mu 50 francs mais yeneen régions yi les communes chefs-lieux de région ñoom ils sont à 40 000 francs. Ça dépend aussi de la taille de la population parce que indemnité bi c'est relatif ak population nu mu toll. loolu la décret bi génnee. population bu nekk temps ngay am li nga fay ko. âge limite tamit amu ko ci. âge max plafond amagul. pour le moment amagul. à vie la kon. en quelque sorte ba fi ñu toll daal xanaa ñu modifier taxe yi mais sur le moment amagul quel âge plafond. durée mandat bi nag moom ñaata. durée mandat aussi amagul comme lii rek. suñ la falee rek fal nañ la. jeex na loolu daal mu fa amul. lool. waaw peut-être avec les réformes. loolu mami day falu ji. kon mami mu mel ni ba léegi kon doyen saa si tembe yéen a ngi nekk. di xaar revalorisation boobu yëpp. fu mu ne yéen a ngi koy xaar. ñu koy xaar avec patience. incha allah avec impatience la avec impatience. jar na organisation 2017 ba léegi. ñu ngi ñuy dégg bu baax. mais avec Oumar Gueye on a fort espoir que dina ko. parce que c'est un gars qui est très. non Oumar Gueye jar naa il est pragmatique. waaw boo xoolee dossier. jàkkaarloo la caméra bi fii wax ko. boo xoolee Oumar Gueye am na message waaw. dossier wu fonction publique locale bi. waaw. bi mu ko fekkee mu traîner. waaw yàlla ak moom moo tax tey jii. la fonction publique locale. tey jii arrêté yeeg décret yi waroon génn yëpp. ci loxoom la jaar mu génn. très bien alors yaakaar nañu ne avec lui. waaw là non on a beaucoup d'espoir. daf koo war a am Eva parce que xam nga lu tax. waaw. nit ki boo ko yónnee xare da nga koy jox arme. macha allah mooy li ma fi doon wax maanaam kenn du joxe bopp rocc ci lam bi. déedéet nit ki da nga koy jox lu tax xam nga ndoy baan dafa am baat bu muy bañ. mooy njariñ loo fekkee. may bañ góor day góor ci dara. na góor ci lu lew. lu mu ñaq ba su koy lekk mu mën a neex ci moom waaye nit itam kilifa itam boo ko yónnee ci xare da nga koy jox arme jox ko arme taxul ñu ne nañu tibb xëy na jox leen lu ñu mënul waaye nañu leen accompagner ba nga xamante ne dinañu mën yenn yi ndaxte dañoo nekk ci réew moo xamante ne ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa ndax nit ki bi ngay dund mënalu la dara xam nga Eva ku tukki kenn namu la boo dee kenn du la jooy te yaa ngi wax sànq Ndoye Bane dafa wax sànq bi muy ubbi lu am solo mu ne dafa neex nga nekk ci mbir ba mbir dab la ca nga nekk ci liggéey ba mbir dab la ca kilifa ya ngay liggéeyal taxawal wan la ne la ñoo ngi nii may wax ne man ñaar yi dama koo fonk te boo ma ko defalul ma bala ban ak ban man kilifa gi ma nekkal soo yëgul ne yaa ma yilif ba tax ma jox la ci rub kilifteef ma balata laam bi leneen sëriñ bi ma yaakaar boo yëgul ne maay kan xamoo ni ma sant ma xàcc ci yow jébbalu ji ci keneen ñaar yooyu moom man dama koo fonk ba ku ma ko fonkalewul ma bàyyi tellement que nit ki boo ko joxee dara da nga koo war a accompagner chef de quartier di ko am solo ci quartier bi ndax ki nga xamante ne nii ni nga ko waxee sañ na déclaré woo sa doom mu dem déclaré la ko sañ na nit ki dee yow defoo ca benn jéego mu defal la ko ci te nit ñi dañoo war di déclaré ñi faatu ndax Ndoye waxaatoon na ko fi xam naa tey dinañ ne jël na maître bi dëgg la ndax ku nekk sa maître ngay roy waxoon na ko fi nee na nit ki boo juddoo ba ngay dem ci bàmmeel dangaa war di ànd ak këyit googu nag kon ki la koy jox di wane na yow domicile fii nga ko mën a amee ci biir quartier bi ndax yow foofu nga dëkk ki nga xamante ne su problème amee tey da ngeen a war a jóg dem këram ngeen toog mu póot ko póotum guddi war a dugg ci kër yi war a xam kër yi juboowul kër yi neexoowul mu koy lijjanti kooku war na am tuut soo xamante ne dinañ ko teg ci loxoom ba tax toogaayam di war di mën a neex kon chef de quartier yéen ñi ko fi teg yéen a ko gën a valoriser avant que waa koñ bi sax di ñëw ak waa quartier bi beneen bi ci topp mooy bàjjanu gox yi tamit war nañ leen a delloo seen cër parce que man dama naan ñoom aussi ay chef de quartier déguisé lañu parce que rôle bi nu am ci biir quartier bi moog yéen daanaka sorente woo leen ndax bàjjanu gox yi yéen fa ngeen waroon dem ña ngi fay dem soxna si Diallo ñu ngi koy nuyu wallaay présidente bàjjanu gox aka jongo ma ci bàjjanu gox xam nga kon ñooñu tamit dañ leen war a dooleel ma gis ne Eva li ma ci gën a neex mooy jamono ji ay jigéen ñi ngi ñëw di ci dugg fu mel ne cité mixta fu mel ne ñun waa Almadi sunu chef de quartier jigéen la kon ñu ngi koy sargal bu baax moom itam kon jigéen ñi nañ ci gën a dugg ndaxte jigéen dafay koo xamante ne dafay yaay jigéen dafay mën a déglu jigéen li muy xam ci quartier bi dafa bari ndax xàmmee na néeg yu lëndëm yi xàmmee nañu feebar tëdd te amuñu lu ñu fajoo xàmmee na wujj yi nga xam ne ñi ngi waaj a xëppante acide loolu yëpp xàmmee na ko te mën na ci doxin boo xam ne xëy na bu dee góor dina am fu mu ciy mën a yem mais bu dee jigéen dina ci mën a gën a jàll feneen ak feneen bu kenn ne du métier lii bu njëkk itam gone yi ci koñ bi suñu musaana réer wala dara dañ leen di jël yóbbu leen kër chef de quartier ba da daan tax duñu leen saay-saaye ndax da nga daan ñëw kër chef de quartier bi bu dee xale bi dafa fàq
chef de quartier bi bu demee ca baayam toog wax ak moom di nga récupérer sa doom ci njekk ak teraanga su fekkee ne yaay ja moo am nu mu safaanoo ba doom ji di dem su chef de quartier bi ñëwee yedd jabaru chef de quartier bi sax da daan bokk ci rôle yedd bi ak jàppale jeeg ji ak di leen gindi ci yenn yi ñu xamul kon ñooñu dañ leen a war a gën a dooleel gën leen a jox gëdd gën leen a farataal. effectivement gis nga mami chef de quartier. est-ce que amuloo ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum allo. ñu laaj ko soxna Mia Ndour. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam waaleykum salaam wa rahmatullah. alhamdulilahi rabbil alamin. macha allah. maa ngi kontaan bu baax a baax ci teewaay bi. alhamdulilah. ci ngeen toogal noonu. waaw. mooy sama président. Samba Fall. man maay délégué de quartier Liberté 6 extension cité ambassade de France. El Hadj Boucar Diouf. kontaan naa bu baax a baax. bisimilah Diouf. ci thème bi nga xam ne moom ngeen di traité. sama président Samba Fall. wax dëgg fa la. ñu taxaw bi nga xam ne moom la war a taxawee. xam naa ne day lim boo gis ci benn lay commencé. mais ñun parce que nit ki moom loo xam dafa gën laa xam boppam. est-ce que. ñun ci commune Liberté 6 commune de Liberté Scat Liberté bu santi seen añ jiite. te Samba Fall nekk suñu président. ñun day wax dëgg fa yàlla manko nañu te lépp li nga xam ne moom la ñu war a def dañ koy def comme il le faut. tabaarakalla. ñun de à commencer par man je suis délégué de quartier Liberté 6 extension cité ambassade de France mais man comme samay morom ñun dañuy fal on nous a pas nommé. la amee ci liberté yëpp. ba tax na. Ndoye Bane bu muy wax ay affaire les certificats de domicile. man bañ naa ko ba sax sama buntu du ma ko tëj. minuit laa la wax minuit boo ñëwee sama kër sax di nga am certificat de domicile. très bien parce que dafa di pièce boo xam ne pièce primordiale la. boo xam ne c'est à la base boo wut passeport ñu demal wuti certificat de domicile carte d'identité certificat de domicile. papier bu mu mënti doon en papier officiel. il faut ñu ne la demal ci chef de quartier bu defal la certificat de domicile. ba tax na man samay formulaire lay def dama ne amul man ruus naa sax nit ñëw. laa dafa wut certificat de domicile te amu ko donc priorité la ci man aw ma heure waxtu bu nit ki ñëw rek wuti certificat de domicile dama ko koy jox te yaakaar naa ne sama waa quartier mën nañ ko seede gërëm leen nag sant leen ci ñu ngeen recevoir suñu président di nit ku baax wax dëgg fa la te du ca nu mu nekkee ci yéen moo tax ñu ba di ko wax mais ñun ñëpp dañoo seet en tout cas ci suñu commune de Scat Liberté seen añ jiite ko. moom di wax dëgg fay la c'est un exemplaire. macha allah. ñun maire ci boppam maire sant seen añ bu ñu defee à commencer par man buñ ma élire comme délégué de quartier sant seen añ. ak waa conseil municipal yi. ba dem na waaye tout a été dit macha allah. monsieur Diouf ñu ngi koy ziara bu baax a baax. doyen lan ngay dolli ci woote sa soppe bi balaa maa jëm ci Ndoye Bane. ñoo partage la ñoo bokk benn commune. dëgg la avec le même maire sant seen añ. effectivement li nga wax yëpp je le confirme ku baax la ba mit nii moom la wax nii noonu lay doxalee. dëgg la c'est un professeur à la retraite. C'est un professeur d'enseignement à la retraite. Un éducateur tout d'abord. Un éducateur voilà ma ngoog. mais il est comme ça macha allah. tabaarakallah. Eva délégué de quartier dafa am solo. soo seetlee koñ bi moo takki sa yi.
dëgg la ngénte doom yi. dëgg la xale yi nekk ci koñ bi. di jubal ak di dëngal kenn ku ci nekk xam na koy sa papa xam na koy sa yaay. xam na kañ la sa waajuru jigéen sëy si ci koñ bi ndax moo la muur indi la ci koñ bi. wallaay xam nga kooku suñu la falee délégué de quartier nga xam ko. loolu dafa am solo. dafa am loo xam ni nit ñi dañ koy sàggane. te duñ ci bàyyi xel mus naa wax ni leen. quartier su fa nit ñëwee par exemple soo dëggee Liberté 6. jógee xam foo jógee war a louer location ñu defaral la contrat ca contrat booba délégué de quartier bi da ko war a viser ñu ne Ndoye Bane tuxu si defi jour sangam moom ak jabaram ak i doomam jour sangam kër sangam numéro sangam jour tel délégué de quartier viser ko mais léegi da ngay gis ci dëkk bi benn waay jógee fi la ñëw dugg si ci koñ bi louer fi appartement dëkk fi dafi jaay dorog wala di yàkkataan gone yi te délégué kenn du yëg di dëkk na fa toj koñ ba dafa un mois yeduwaat ay bagaasam dem léegi nag su fekkoon ku dugg ci koñ waaw délégué de quartier xam ne diw toxu si na fi waaw mu viser ko nga dem police ñu légaliser ko ñu xam ne am koñ bi am na gan tegal baaraam jëlal sa bopp ki ci ligne bi allo salaamaaleykum am na ku soxna mi yaa dugal waaleykum salaam wa rahmatulah. na ngeen def waay waaleykum salaam wa rahmatulah ñoo ngi sant yàlla bu baax. yow la kan man la Maguette Lo maa ngi wootee Espagne. Espagne ñu ngi lay ziar bu baax yàlla na delloo siyaar. jërëjëf dama bëggoon a participer ci émission bi. ñu ngi lay déglu waaw maa ngi nuyu soxna si nga xam ne si moo yor émission bi. jërëjëf di nuyu ñi nekk ci plateau bi ñëpp. alhamdulilah bisimilah di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay. dafa am loo xam ne si moom laa bëggoon a waxtaan muy sama gis-gis ci délégué de quartier yi. pour man délégué de quartier yi nga xam ne si ñoo nekk ci Sénégal. mu ne mën naa ne à 60% jëriñu quartier yi ñu nekk dara. ndax bari na loolu ngeen di waxtaanee naan affaire viol xale yeeg jigéen yi. day am ci quartier yi ca délégué ci quartier yi ñu ngi ci kër duñ ci dox seen liggéey. bari na agresseurs yi nekk ci koñ bi ñu xam fi ñu dëkk wala ñu xam ñi fi luwee fi ñu dëkk te duñ ci dox seen warugar. dama yaakaar ne doomu réew munu xam ne ci ña nga nekkal dañ laa wóolu ba fal la lañ la falee war nga caa seet yàlla war nga caa seet ña la tax ñu fal la. wallaay ndeysaan. waaw Sénégal nag li fi nekk dafa day loo xam ne si day lu doy waar loo xam ne si nit ñi dañ ciy teg seen bët toujours mais amuñu fuñ ko mën a jooytoo. ndax ñi yaakaar te teg leen fi te nga xam ne si ñoo leen mën a jàppale dañoo gëmm seen i bët xooluñu gisuñu. est-ce que. allo salaamaaleykum allo. waaw ñu ngi lay déglu. waaw donc ma bëgg a waaw ndeysaan moom da doon dolli rek xalaatam ci waxtaan wi. daañ ci gën a bàyyi xel incha allah ndax émission yu ni mel. ci wàllum dafa am solo. sécurité toujours. dégg Ndoye Bane tuxu na ci koñ bi. xamuñ kañ la. dëgg la ñëw na fa toj koñ ba. tuxu te kenn yëgu ko. ñu naan coow li ñu kur rajo yeeg yëpp di wax fekk ki def toj ci koñ bi. judduwu ci koñ bi amu fi nday amu fi bàyyi dafay tuxu si wala mu ñëw fekk famille def fi lu ñuy weng délégué de quartier ba yëgul kañ nga fi dëkk dañoo waroon a changer affaire yi Mami Diop am na kër Derklé Ndoye Bane ñëw na loué ca kër Mami Diop ca immeuble ba dafa am soo amee compte suñu defee contrat ba pare contrat boobu dañ ko war a délégué quartier ñu visé ko ñu dem police ñu légaliser ko ñu xam ne am na gan gu tuxu si fii ci Derklé kër Mami Diop wax nga dëgg su fi defee toj ñu xam fu lay wëree mais tey boo xam ne fii léegi délégué bi si ñëw ko doo fa dëkk doo mën a dëkk macha allah loolu galgal la yow policier yi formé nañ la de tu deviens sama laaj bi damay ñëw sof ko kon ci sa wax jooju parce que dama doon bëgg a laaj Papa Samba ne ko est-ce que amul ku ñëw ut si domicile ñu defal la domicile te dëkkoo ci koñ bi du dul ne da nga àbb numéro kër jàmbur àbb bi mooy xam nga ko fa dëkk wala yaa ngi fréquenté foofu soxla nga résidence xëy na xam nga ne yow fu nga dëkk mënoo ko fa am ndax foofu moom daanaka yow ñëpp banañ la wala sax dëkkoo fenn SDF nga maag yow ak mën a yam nga ne léegi naa ñëw ci koñ bi may fréquenté ma ut fa résidence ma ut fa domicile pour dem uti résidence est-ce que yooyu noonu tamit yéen a ngi ciy bàyyi xel léegi-léegi moom daf nga acte de légèreté parce que certificat de domicile c'est-à-dire un document boo xam ne moo nekk à la base de
tout dossier administratif léegi actuellement booy constitué. danaan la ana sa certificat de domicile. certificat de domicile nag balaa nga koy établir dafa am ay éléments yoo war sukkandiku bu fekkee d'abord carte d'identité bi mu lay indil. adresse bi. ca kër googu ca quartier bi la nekk le problème ne se pose pas mais bu amulee carte d'identité ñaare ne la dama bëgg a déposer dossier carte d'identité xam nga extrait de naissance la mën indi mais bu koy indee daf ci joindre une facture d'eau ou d'électricité ndax kër gi nga dëkk numéro kër ga dana figurer ci adresse bi nga mën koo defal bu dee aussi passeport la indi wala livret militaire wala permis de conduire il faut que mu accompagner ak document yooyu ma la pour nga mën a xam adresse exacte bi parce que li tax certificat de domicile xaw a garaaw soo ko établir koo xam ne dëkku fa non seulement dana mën na indil faux mais mën na indi sax problème au niveau même de l'inscription électorale parce que élection bu amee commune bu ne dañuy xam ñaata électeurs ñoo fa inscrit dañ koy xam statistique yooyu bu fekkee ne am na ku jógee Guédiawaye ñëw Liberté 4 pour fi certificat de domicile xam nga di daal di perturber statistique bi ndax ñun la ñuy doon calculer nombre bi doon calculer nii nombre d'inscrits dans Guédiawaye Liberté 4 tant d'inscrits fekk na nombre bu yokku na lan parce que dafa am des gars yu jógee fële ndax am na seen mbokk moo nekk candidat à la mairie de Sicap ñu bëgg ko jàppale tax leen ñu jógee ñoom seen gox ñëw wut certificat de domicile pour mën a wooteel kooku donc dafa am risque boo xam ni dafay perturber même statistiques yi nga xam ni moom la waa bureau élection yi di établir naan commune bu nekk am na tant d'électeurs tant d'inscrits bi ci des nag aussi mooy fraude boobu ñaare moo tax ñii dem à l'étranger ils ont des problèmes comme ça ndax léeg-léeg nga dem ba yàgg ñu def commission rogatoire d'enquête jóge France dellu si Sénégal di ubbi information pour laaj certificat de domicile bi est-ce que fii la dëkk ndax fii la dëkk mais beneen mooy est-ce que police ak gendarmerie est-ce que ñu ngi leen di soutenir beneen bi est-ce que am na benn loi bu am boo xam ne dina leen protéger yéen seen sécurité ndaxte ay agresseurs yu nekk fee yow chef de quartier bi nga dem police dénoncer leen sécurité est-ce que am ngeen sécurité donc loolu nag moo tax c'est un peu pour répondre ki doon téléphone léegi ci Espagne xam nga ne ne del chef de quartier yi dafuñu seen liggéey ndax dañuy gis ci quartier bi loo xam ni duñ ko dénoncer wala nagam mais d'abord dañu xam ni chef de quartier bi il n'est pas investi il n'est pas amul il ne détient pas la force publique. amul coudé waaw. du policier boo xam ni mooy réguler sécurité quartier bi dafay collaborer avec les services de sécurité. bu gisee dara loo xam ni mën na indi problème mu avertir l'autorité mais c'est pas lui d'exercer la police parce qu'il dispose de la force publique. sécurité léegi li nga expliqué léegi risque bi foofu la nekk parce qu'on est très exposé. amul benn loi bu leen di protéger amul. nañu ko boole ci revalorisation bi. bu dikkee amul ba noppi risque bi ci nekk mooy da ngay dénoncer. ñu xam ni yow mii yaa leen dénoncer. ëllëg si ñu song la wala say doom génn ñu attaque ko. yooyu yëpp war na fi jóg. yàggul rek ci kër Mbaye Fall. benn chef de quartier dañu ko jàpp dóor ko ba ñu hospitalisé ko ndax dafa ay trafiquant de drogue la dénoncé woon. ñu agressé ko dóor ko. macha allah. donc côté boobu laa wax ja moo tax on a même demandé en un moment donné. pas pour tout le monde mais ñi nga xam ne ñu ngi nekk dans des zones criminogènes. quartier yoo xam ne dafa xaw dangereux. qui aient au moins l'autorisation de port d'arme pour se protéger. merci doyen ñu ngi kontaan bu baax a baax. ñu invité woon El Hadj Samba Fall moom itam moo jiite sax délégué de quartier yi noonu la. mais je voulais conclure en remerciant un peu le président may ma rek. kon nga def ko nu ngeen tëj. waaw muy sama tàgguwaale. dëgg la parce que le président a beaucoup fait pour les délégués de quartier. d'accord Macky Sall. waaw bi mu ñëwee léegi franchement il a beaucoup fait pour les délégués de quartier. alhamdulilah. li nga ci bëgg a wax yëpp mënoo koo wax. mënu da nga fi dellu. nommé na kenn dans le haut conseil. waaw bi man. waaw nommé na un conseil économique social mooy Mbaye Samb. waaw ba noppi recevoir nañu 4 fois en audience au palais. waaw une fois au grand théâtre. il a tout fait pour la valorisation du fonction de délégué de quartier. incha allah sa posture tax na daañu la invité waat Ndoye Bane na ko dox. bu soobee yàlla bu ko defee li ci yow yëpp nga mën koo teg ci merci kontaan ñu ngi lay gërëm di la sant. kontaan Fall jërëjëf macha allah Ndoye Bane bismillah. waaw merci beaucoup ñu koy remercier bu baax.
baax di nuyu délégué de quartier ci Sénégal yëpp ak chef de village yi di leen wax rek ne leen askan wi gën a jàppale état bi gën leen a jàppale seen ministère bi nga xam ne mu Omar Gueye ko jiite tamit mu gën leen a jàppale def ci ñoom li nga xam ne moom moo di sécurité yokk sécurité bu baax a baax ci seen kër yi tamit ñu jéem a xool utal leen tamit seen statut boobu nga xam ne président waxoon na ko le 30 octobre 2017 que ni dañuy leen di changer statut tuddee leen les administrateurs de proximité lu am solo la yooyu daal jël ci ay affaires yu am solo yoo xam ne daal xamal nit ñi tamit chef délégué de quartier du lu ñuy doon di ci demee ba mënatul dañ organiser waat ay élection fal keneen mais su gisee ni sa doom xam na liggéey bi na nekk candidat su gagné ñu xam ne gagné na ñu ñuy tamit jigéen ñi ci ne ak jeunes yi nga xam ñi ngi ci parce que am na jeunes yoo xam ni commencé nañoo dugg ci mbir moomu te lu am solo la waaw am na waaw c'est ça ñuy sant di gërëm ñëpp rek jërëjëf soxna Mia Ndour ñu bàyyi mami mu tàggatoo thème bi daal thème bu yaatu la boo xam ne daal mën nañoo jàpp sax ci li ñu gis lu soxal président Youssou Ndour la bu baax a baax thème bu ko soxal la mburum délégué de quartier bëgg na da papam ca la bokk daan ko leeral élément waaw ñoo bokk xam nañ ne lu ko soxal la macha allah soxna li ngeen ñu ngi lay xaar soxna dañu koy invité naturellement moom te xanaa xamoon ne délégué de quartier Almadi gaay nu Youssou la soxna su jonga ma macha allah loolu yëpp yaa ko ci dugal loolu yëpp maa ko indi moom it ñi ngi koy xaar day ñëw léegi mi yaa gis nga jonge ñu tudd gorom rek mu naan ay waay non moom dafa am foo xam ne boo ko bëggee jam da nga ko fay laal da ngay laal mère day soxna wala nga laal sama xarit ba rek Fatou Kiné baa di koy am carrément gis nga ñi ngi waxtaanee lu am solo ndax délégué de quartier dafay loo xamante ne dañu ko joxoon gëdd joxoon ko cër comme ni ko Eva waxee drapeau ba dafa daan naaw am na ci kër yi ba tey mais dañoo wàññi drapeau sa def ko su ndaw rëyal leen ko ndax quartier leen fal te dañ leen faa teg te ak fal dafa rëy quartier bi yaatu na ñu tànn la ne la yaa ñu doy nag bu mu la tax a beew bu mu tax sa njaboot beew bu mu tax ñu leneen gënoo waa quartier ba ëppoo leen xam-xam sam papa wax na ko ëppoo leen dara waa quartier ba sa xëy na mën nañ la dimbali waaye sam xel sa yaru sa ay teggin sa yàgg ci quartier bi ndax mag du mbokkum yàlla waaye yàgg na ak moom waaye ñu fal la rek nga daal di jàpp ne yàgg suñu borom a bokk néegum ndey loolu kenn du ko def di doxee ci kaw nit ñu nu la neex ki jaar ci yëre bi nag mooy Gilles borom alhamdulilah couture su woo leen ko mu defal leen ci yu baax yi 540 43 85 Gilles moo koy def waaye mboolem xeetu baax yi képp ku ci bëgg rek xam ngeen fa ngeen koy amee ma nga chez Thiat Diop woo leen ko ci 77 899 68 49 xeetu baax yépp nga fa sama gars yi kenn gënu leen ba suba ak jàmm ñu ngi remercier mboolem ku toogoon di nu seetaan remercier bu baax a baax soxna Linguère mu Papa Serigne Diop macha allah moom itam mën ngeen a dem mu jaay leen ci tissu de qualité yi ngeen indi ko biir Bamana ma nga nekk ci 77 534 86 27 77 534 86 27 du ma fàtte itam Fatoumata Coiffure ma nga nekk ci 77 648 50 16 77 648 50 16 Mia Ndour ak équipe bi yëpp nu ngi leen di remercier waxtu bi daf ñoo xoj nu nu koy waxee rek di leen ñaanal kendal ak jàmm bon appétit ñu jiital sunu ay chef de quartier yi sunuy délégué de quartier dana tax wax dëgg yàlla balaa noo àgg police balaa noo àgg tribunal balaa dëkk bee yàqu ñoom daañ ci mën a taxaw bu baax a baax quartier bu nekk daal ñu ngi nuyu délégué ba di leen wax ne semaine bi yéen la ñu fas yéene àndal jërë ngeen jëf